أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا نكفر عنه سيئاته وندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنين وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم صدق الله العظيم.
bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin sayyidi alawwalina wal axirin sayyidina wa xabibina wa shafiicina wa nabiyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa radiyallahu tabaraka wa taala an qutbil aarifin wa imaam as-siddiqiin mawlaana abil abbaas ahmad ibn muhammad at-tijaani wa xulafaa'ihi al-muhtadiin wa ahli tariiqatihi al-faa'iziina ar-raabihiin amma ba'du. ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam, ñu ngi woon ba tey ci kitaabu tahajjudi bil layli ci al-jaami' as-sahiih bu amiirul mu'miniin abu abdullah muhammad ibnu ismail al buxaari alayhi rahmatu wa ridwanul baari. ci sunu jotaay bi weesu gisoon nañ yegsi woon nañ ba gis ci baabu salaati qabla al maghrib, bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu julli ñaar maanaam julli laataa timis. ñu gisoon ci xadiis sayyidina abdullah ibnu al mughaffal al muzani radiyallahu taala anhu mu ne Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa ne sallu qabla al maghrib, mu dafa ne julli leen laataa timis, maanaam bu jant bi sowee balaa ngeen a julli timis na ngeen julli ñaari rakka. maanaam ci beneen riwaaya rakkaatay ni mu daal di ciy teg ci ñetteel ba ne liman shaa ku mu soob, maanaam ku mu soob na ko def. mu ne lu tax mu wax lool mu ne karaahiyatan an yattaxida naasu sunna, maanaam ngir sib gi mu sib moom Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, maanaam bañ gi mu bañ nit ñi jàppee loolu ne loolu kat lu nu yoonal la loo xamante ne dañ naan loolu faw danga ko war a def. moo tax mu teg ci liman shaa ñeel ku mu soob. gisoon nañ ci tamit xadiis sayyidina Uqbata ibnu Aamir al-Juhani, Uqbata ibnu Aamir al-Juhani radiyallahu taala anhu, bi nga xamante ne moom la Marsad ibnu Abdullah al-Yazani rahimahullahu taala wax ne ko xanaa yéemuwuloo ci Abu Tamim rahimahullahu taala moom da yarkaw rak'atayn qabla salaatil maghrib, moom dafay julli ñaar rakka laata ñuy julli timis. léegi bi nga xamante ne ci la ko wax mu ne inna kunna naf'aluhu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, ñun de daan nañ def loolu muy ñaari rakka yooyu daan nañ ko def ci jamono yi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. maanaam xeetu xadis bi moom loolu maanaam mawquuf la waaye dafa am lahu hukmu raf'i, maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko xamee. mu daal di wax ne kon fa maa yamna'uka al-aan, ana kon lan moom moo la ko teree léegi nag. mu ne ash-shughlu xanaa soxla, maanaam soxla yi loolu rek mu ko teree def. maanaam kon gisoon nañ tamit ne buntu bi nga xam ne moo wax ci baabu salaatu nawaafili jamaa, maanaam buntu yi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu julli naafila yi ñu di ko julli ñu mën koo def ci mbooloo. ñu gisoon ci xadiis Seydina Mahmoud ibn Rabia radiyallahu taala anhu bi nga xam ne jëlee na ko ci Seydina Itbaan ibn Malik radiyallahu taala anhu ci suñu jotaay bi weesu. mu nekkoon xadiis bu gudd boo xamante ne moom moo jëloon li ëpp ci li nga xam ne moom mooy jotaay bi. te moom mooy bi nga xamante ne moom la ñëw sàppet di julli ñaari rakka ci ginnaaw Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, te ñu nekkoon mbooloo ñu defoon ci kër Seydina Itbaan ibn Malik radiyallahu taala anhu. kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom lañ gisoon ci suñu jotaay bi weesu, walillahi alhamdu wal minna. léegi imam al-Bukhari alayhi rahmatu wa ridwanul baari daan ne baabu tatawwu'i fil bayt, mu nekk nag buntu bi nga xam ne mooy buntu bi mujj ci buntu yi nga xamante ne moom mooy buntu naafila yi nga xamante ne moom la indi ci abwaabu tatawwu' ci li nga xamante ne moom mooy yenn nusxa yi, maanaam ci nusxa yi nga xamante ne moom la ñuy sukkandikoo ci taaliqaat yi nga xamante ne moom la ñuy def. te moom mu nekkoon buntu bi nga xamante ne moom lay wax ne baabu tatawwu' buntu bi nga xamante ne moom mooy tatawwu' coobare woo fil bayti ci kër gi. loolu moom mooy ne kon li nga xam ne moo tax mu wax ko moom imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu daal di koy indi ci buntu ci téere bi
moom mooy ne day wax ne coobare woo yooyu nag nga xamante ne moom la ñuy def dafa am solo muy nekk ay jaamu yàlla yoo xamante ne yu màgg la yoo xam ne rawatina mu fekkente ne ay julli la waaye nag loolu ñu def ko ci biir kër yi dafa am solo gu rëy 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 comme ni nga xamante ne noonu la saxee ci lu benn du ñaar ci ay xadis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne julli gi gën ci ñuy julli moom mooy julli maam ci na mooy julli yi ñuy def ci kër gi ba mu des julli farata maanaam afdalu salawaati as salawaatu fil bayt illa al maktuba julli yi nga xamante ne moom mooy yi gën moom mooy yi ñuy def ci kër yi ba mu des li nga xamante ne moom mooy julli farata kon nag loolu moom moo tax imam al buxaari rahimahullahu taala indi ko di indi ngëneel bi nga xamante ne moom moo ci nekk mu ne qaala bil isnaadil muttasil fi al kitaab ilayhi xaddasanaa abdul a'la ibnu hamad te moom mooy al imam abu yaxya al bahili rahimahullahu taala nekk baghdadi te it maanaam mu nekk tamit waa basara rahimahullah mooy abdul a'la ibnu hamad ibnu nasr al bahili rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 237e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala xaddathana wuhayb te mooy wuhayb ibnu xaalid ibnu ajlan al bahili rahimahullah muy abu bakar mooy dàqantalam moom itam waa basara la rahimahullah moom la ñuy wax saahibul karabis muy al karabisi rahimahullah gane àdduna 107e année génn àdduna 165e année ginnaaw gàddaay yenente bi alayhi salaatu wassalaam an ayub te moom mooy imam bu màgg boobu di imam waa basara rahimahullahu taala di sëriñu ñu màgg ne muy ayub ibnu abi tamimat as-saxtiyaani rahimahullah moom it dàqantalam mooy abubakar di waa madina di waa basara rahimahullahu taala gane àdduna 68e année génn àdduna 131e année ginnaaw gàddaay yenente bi alayhi salaatu wassalaam mu ne waa ubaydullah te moom mooy al umari abu uthman ubaydullah ibnu umar ibnu xafs ibnu aasim ibnu umar ibnu al-xattaab rahimahullahu taala di abu uthman al qurashi al adawi dëkk waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mi ngi génn àdduna 147e année ginnaaw gàddaay yenente bi alayhi salaatu wassalaam an naafi' te moom mawla abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu taala anhuma radiyallahu taala anhum moom abu abdullah tam mooy dàqantalam di waa madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam génn àdduna 116 jàpp 117e année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam an ibnu Umar mooy sayyidina Abdullah ibnu Umar ibnu al-Khattab ibnu Nufayl ibnu Abdul Uzza ibnu Rayah ibnu Abdullah ibnu Qurt ibnu Razah ibnu Adi di waa banu Adi ibnu Ka'b ibnu Lu'ay ibnu Ghalib di mbokk Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci Ka'b foofu lañ daje muy Abu Abdurrahman al-Qurashi al-Adawi nekkoon waa Makka ginnaaw ga mu nekk waa Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam génn àdduna 74e année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala moom mu ne qaala rasulullahi qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ij'alu def leen fii buyutikum ci seen kër yi seen néeg yi seen kër yi min salaatikum ci seeni julli yi wala tattaxiduha te bu leen ko jàppee qubuuran ak bàmmeel maanaam moom mooy na ngeen di julli ci seen kër yi te bu leen ko def bàmmeel loolu imam al buxaari rahimahullahu taala kon li tax maanaam xadis bi li muy tekki li tax mu indi ko fii maanaam moom mooy ne kon dañuy xiirtal yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa xiirtal nit ñi ci seen julli naafila yi ñu def ko ci seen kër yi waaye riwaaya bi maanaam nga xamante ne dafa ne min solaatikum ci seen julli yi loolu day tegtale ne du julli naafila yépp la ñuy defee ci biir jàkka ci biir kër gi waaye léeg-léeg it julli naafila yi ma def na koo defee ci biir kër yi raw bu bokkut ak yi nga xamante ne moom mooy lu demee nekk tahiyatul masjid waaye léeg-léeg comme yenn ci sunan yi nga xam ne mooy sunanu rawaati bi def na ko defee ci biir jàkka ji waaye amaa yi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen sunna yi tamit maanaam nga xam ne ay naafila lay doon moo xam ci ginnaaw julli la wala yeneen yooyu yëpp maanaam mu am yoo xam ne da nga koy tànn di ko defee ci biir kër yi rawatina bu fekkente ne qiyaamul layl la wala yu mel noonu loolu def ko ci biir kër gi daa iman mooy li nga xamante ne moom moo gën loolu moo tax imam al buxaari rahimahullahu taala indi ko li mu wax nag ne wala tattaxizuha qubura te bu leen ko jàppee ay bàmmeel maanaam bu leen ko jàppee ni bàmmeel ngir ne bàmmeel dañuy bañ ku fay julli waaye tamit baat bi day daal di tekki wala tattaxizuha
maanaam dañuy bañ ko fay julli loolu moom moo taxoon mu indi buntu bi mu ko njëkkee indi xadis bi daf koo indi ci baabu karahiyatu salaati fil maqabir buntu bañ gi nga xamante ne moom la maanaam sib gi ñuy sib kuy julli ci biir bàmmeel yi maanaam bu ñu fàttali ko ci biir bàmmeel yi kon loolu daf koy tegtale waaye tamit bu leen ko def bàmmeel li muy tekki mooy ne bàmmeel danaan selaw maanaam ni mu naan selaw wéet bu fekkente ne kër la goo xamante ne tamit kenn du fa julli naka noonu kenn du fa jàng alxuraan kër googu noonu la naan selaw ci wàllu ci leer maanaam leer du fa nekk moo tax kër gu mel noonu daanaka comme bàmmeel la ngir ne bàmmeel guddi gi day lëndëm maanaam da ngay gis ne du ñu ñëw di teg di électrifier ga bàmmeel yi di ko leeral ak yooyu noonu loolu dañuy jàpp ne yàq la bon en tout cas yaakaar naa ne yéggagun ci niveau boobu beneen bi ci des tamit moom mooy ne dëkk maanaam bàmmeel yi day danaan maanaam nit ñi duñ fa nekk di maanaam du xumb naka noonu tamit bàmmeel day faral di nekk bërëb yoo xamante ne kenn du fa jàng alxuraan kenn du fa julli comme nag yéen bàmmeel yi duñ fa def loolu yéen seen kër yi bu leen ko def ba mu mel ni bàmmeel loolu moo tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kër goo xamante ne kenn du fa julli naka noonu kër goo xam ne duñ fa jàng alxuraan mu daal di koy mel ne maanaam comme kër la goo xamante ne dafa gent maanaam mooy fu ñu dëkkoon ba yàgg nga jóge fa dëkkatoo fa maanaam boo demee ci kër gu mel noonu maanaam da ngay gis ni muy gentee lépp délabré wu lépp yàqu maanaam mu nekk koo xam ne boo fa duggee da ngay gis lënd yi wala maanaam mu salte picc yi commencé faa dugg yenn animaux yi kuy def sa lu bon tamit sax nga daal di fay dem làqatu def ko foofa ak yu mel noonu kër yi nga xam ne duñ jàng alxuraan foofa kër yooyu noonu la mel naka noonu kër yi nga xamante ne kenn du fa julli kër googu tamit noonu lay mel moo tax du am genn ak leer goo xamante ne moom moo fay nekk duñ fa tudd yàlla duñ fa jàng alxuraan duñ fa julli li muy mujjee rek moom mooy day mujj nekk kër goo xamante ne maanaam day yàqu day lëndëm nit ki sax bu fa duggee daanaka day xaw a xat maanaam bu fekkente ne nit ku am basiira dafa dugg ci kër goo xamante ne kër jullit la wala kër yéeféer la daa iman da koy daal di mën a xàmmee maanaam buy dugg rek maanaam même buñ gisul maanaam bu xoolul lan moo ne ci kër gi sax maanaam ay yëg-yëgam moo koy wax ne ko fii de bërëb la boo xamante ne kenn du fi tudd yàlla kenn du fi julli kenn du fi jàng alxuraan kenn du fi def lu baax maanaam fii bërëb la yoo xam ne yu doy waar la te bu duggoon kër jullit léegi mu daal di yëg ne fii kër jullit la fii ab jullit la fi dëkk maanaam ngir leer gi nga xamante ne moom moo fay nekk kon imaam al Buxaari rahimahullahu taala lool moo tax mu indi xadis bi ci buntu bi mun a taabaaxoo maanaam Wuhaybu ki nga xamante ne moom moo topp indi jëmmi xadis bi soloo ko waat ko ci moom mooy Abdul Wahhab te moom mooy imaam Abu Muhammad Abdul Wahhab ibnu Abdul Majid ibnu Salt al Thaqafi rahimahullahu taala di waa Basara moom itam rahimahullahu taala dëkkoon na Baghdad waaye waa Basara la rahimahullahu taala mi ngi gën a àdduna 108e année génn àdduna 184e année ginnaaw gàddaay Yonent bi alayhi salaatu wassalaam an Ayyub te moom mooy ibnu Abi Tamiima as-Saxtiyaani bi ñu gis léegi rahimahullah maanaam ñu gis ne kon xadis bi waa Basara ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ko solo kon mutaaba bii dafay dëgëral ne maanaam Wuhaybu daf koo jëlee ci ñaar mooy Ayyub as-Saxtiyaani ak Abdullahi ak Ubaydullah al-Umari Abu Usmaan al-Umari maanaam ci ñoom ñaar la jëlee moom la Wuhaybu jëlee waaye amma Abdul Wahhab bi moom mi ngi jëlee ci Ayyub kese maanaam mu nekk kon ñaari xadis foofu yoo xamante ne niñ leen solowee noonu la wuutewee xadis bi imaam al Buxaari rahimahullahu taala indi woon nañ ko comme niñ ko gisee léegi ci xadis numéro 432 imaamu Muslim indi na ko xadis numéro 777 ñaari yoon imaam Abu Dawud indi na ko xadis numéro 1043 ak 1448 imaam at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 451 imaam an-Nasaa'i indi na ko xadis numéro 1598 imaam Ibn Maaja indi na ko xadis numéro 1377 imaam Ahmad ibn Hanbal indi ko xadis numéro 4511 4653 ak 6045 ñu gis ne kon xadis bi waa asxaabu kutubu sitta ñoom ñépp indi nañu ko rahimallahu aljamii xadis bi moom mooy xadis bi nga xamante ne moom la tëje bi mu waxee ne kon nag seen kër yi bu leen ko def ay bàmmeel mu mel ne dafay junj di wax ne buntu baa ngi nii téere baa ngi nii mooy julli yi nga xamante ne maanaam mooy ay xeetu julli yi naafila laa la fi doon leeralal rawatina yi nga xamante ne ñoom ñooy def ci guddi gi te guddi gi ni muy lëndëmee yéen fexe leen ba seen kër gi bu mu lëndëmee noonu guddi maanaam bu leen ni bàmmeel di lëndëmee guddi yéen seen kër yi bu mu lëndëmee noonu guddi maanaam na ngeen ko dundal ak leer
maanaam ngeen ciy jaamu borom bi subhaanahu wa taala naka noonu muy jamono ji nga xamante ne nit ki daf ciy wéetoo ak boromam subhaanahu wa taala mu daal di koy def mu nekk kon xadis bi nga xamante ne moom mooy bu mujj bi tamit mu wax ne kër yi tamit maanaam comme que lu ëpp ci naafila yi ci kër yi lañ koy defee kon nag yéen na ngeen ci taxaw yéen tamit ngeen bañ a nekk ñoo xamante ne da ngeen di ñàkk a sawar ci jaamu yàlla ci julli naafila rawatina ne waxtu la yoo xamante ne maanaam boo leen ci nekkee lu ci ëpp da ngeen di wéet maanaam te bu boobaa na ngeen wéet ak seen borom subhaanahu wa taala te it kër yi ngeen koy dundal bu leen ko bàyyi mu dee maanaam kon julli yi ginnaaw bi mu waxee ci julli yële yëpp mu daal di ñëw nag wax la maanaam tamit lii indil la ci ay bunt yu bëri yoo xam ne daañ ko gisaat léegi insha allahu taala ci jeexital gi ci bu ñuy tëj ci xaatima gi waaye ñu njëkkee li nga xamante ne al imam al xaafis ibn xajar rahimahullahu taala lañ daan faral di toxal moo ko daan def mais fii nii defu ko ngir ne ni mu saraxee baat yi dafa indi maanaam defu ko woon ci bi mu tàmbalee ci kitaabu tahajjud bi ba fi ñuy tàmbalee doon wax naan abwaabu tatawwa maanaam foofu defu ko fa naka noonu defu ko fii tamit buy jeexal téere bii di ñëw moom mooy kitaabu fadl salaati fii masjidi makka wal madina foofu la koy defee maanaam bu koy jeexal te tiit fi mu koy tënke mooy diggante abwaabu tatawwa ba foofu la koy def maanaam kon ñu gis ne ci ba mu tàmbalee kitaabu tahajjud ba fii defu ko maanaam ba fii nii defut loolu te kitaabu tahajjud ba abwaabu tatawwa buntu boobu yëpp maanaam ba partie boobu nga xam ne ci lañ tàmbale woon abwaabu tatawwa mooy baabu tatawwa ba'dal maktuba maanaam buntu boobu baabu tatawwa bis salaati ba'dal maktuba buntu boobu noonu ba maanaam li ko dalee ci fi ñu tàmbalee ci kitaabu tahajjud ba billay tahajjud billay ba foofu imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullahu taala la mu daan faral di def ci buy jeexal téere bu nekk foofu defu ko ci moo tax bii paa ñun ñoo ko def maanaam ci qaayida yi nga xamante ne moom la doon tënke maanaam moom imam al-Hafiz ibn Hajar moom ci boppam rahimahullahu taala ci na mu ko daan doxale kon dañuy wax ne maanaam bu fekkente ne xadis yi nga xamante ne moom moo nekk ci kitaabu tahajjud bil layli ba fii nii ñu ne maanaam mi ngi làmboo ci téeméeri xadis ak ñeent 104 xadis ñoom ñoo ci ñëw ci bu ñu xoolee yi baamu ak yi ci baamuwul yépp yi ci ñëw maanaam 104 xadis la yi nga xam ne ñoom ñooy xadis muallaq yi fanweer lañ ak benn mooy 31 yi nga xamante ne ñoom ñooy yi ci des ci ñoom yooyu yëpp mawsuula la jokkaloo nañ li nga xam ne ñoom ñëpp nag baamu la lu ñu baamu la maanaam lu ñëwaat la ci li ko jiitu ci buntu yi ba mu des ñaar fukki xadis yooyu rek ñoom la ñoo nekk yoo xamante ne ci xadis ci buntu bi amutoon imaamu muslim rahimahullahu taala yëpp soloo na ko comme imam al buxaari ni mu solowee xadis yooyu yëpp ba mu des xadis sayyidat ummu salama bi radiyallahu taala anha bi mu xam ne moom la indi ci baabu tahrid nabi sallallahu alayhi wa sallam ala salati layl xadis 1126 mooy bi mu yeewoo yenent bi sallallahu alayhi wa sallam naan kan mooy yee ñi nga xamante ne ñoo nekk ci kër gi ci biir appartement yi ak xadis sayidna anas bi radiallahu taala anhu bi nga xamante ne moom la indi ci baabu man tasaxara thumma qaama ila salaa maanaam moom mooy bi muy nettali ne sayidna moom ak yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayidna zeyd ibnu saabit radiallahu taala anhu daan nañu xëdd ba pare daal di dem julli ji ci buntu boobu foofu noonu xadis sayyidat ummu salama bi kon mooy xadis numéro 1126 bi xadis sayidna anas xadis sayidna anas bi ñu doon wax radiallahu anhu moom mooy xadis numéro 1136 bi ak xadis sayidna samurata ibnu jundub bi radiallahu taala anhu fi muy wax baabu aqdi sheytaani ala qaafiyati rasi maanaam bi nga xamante ne ci la doon nettali ne nit ki buy nelaw seytaane day yeew ci doq bi ñetti yeew maanaam ñetti fas-fas yooyu maanaam xadis boobu muy xadis numéro 1143 ak xadis yi nga xamante ne moom mooy xadis sayidna ubaadata ibnu saamit bi radiallahu taala anhu ci 1154 ak xadis sayidna abu hurayra bi radiallahu anhu muy 1155 ci baabu fadli man taarra min al layli fa salla maanaam buntu xadis boobu di wax naan maanaam ku yeewu daal di fekk ci guddi gi ci buntu boobu mu doon wax naan ku yeewu ci guddi gi julli ngëneel yi ci nekk ñaari xadis yooyu ci ñëw yooyu tamit imaam muslim solowul leen imaam al buxaari rek moo leen solo wëllif imaam muslim
ak xadis sayyidina Jaabir ibnu Abdullah bi nga xamante ne moom la wax ci baabu maa jaa fi tatawwu masna masna xadis boobu ak xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab bi radiyallahu taala anhuma ci buntu salaatu duha fi safar maanaam xadis boobu nga xam ne moom la wax ne maanaam moom mooy biñ ko laajee ne ko Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan na julli mu ne ndax mu ne biñ ko laajee ne ko ndax yow da ngay julli yoor mu ne déedéet Seydina Aboubacar mu ne déedéet maanaam xadis boobu ak xadis Seydina Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu taala anhu biñ gis léegi ak xadis Seydina Uqbata ibn Amir al-Juhani radiyallahu taala anhu bi tamit bi ñu gis léegi nii ci baabu as-salaatu qabla al-maghrib maanaam bi nga xam ne moom mooy ci julli bi ñuy julli ñaar rakka laataa maghrib bi gisoon nañ maanaam boobu muy xadis kon 1183 muy xadis Seydina Abdullah ibn Mughaffal bi ak xadis numéro 1184 muy xadisu Seydina Uqbata ibn Amir al-Juhani bi radiyallahu taala anhu amma nag li nga xam yooyu nag moom la imam al Bukhari wéetoo wëlif imam Muslim amma li nga xamante ne moom mooy asaaru mawquufa yi maanaam mooy xadis maanaam wax yi nga xam ne dafa yem ci saxaaba wala ci taabiina yi yooyu yëpp bu ñu leen boolee fukk lañ ak benn maanaam kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy li al imam al xaafis ibn Hajar rahimahullahu taala daan def te bii pa defu ko ñu daal di wuutu ci def ko maanaam wallahu taala aalam kon buntu bi buntu la boo xamante ne maanaam téere la boo xamante ne al yeneen maanaam imam al Bukhari rahimahullahu taala daf koo nose muy leeral ay mbir yu am solo mu nekk kon li nga xamante ne képp koo xam ne dafay xiirtal ci yoonu dem ci yoonu yàlla comme ni ko imam al Bukhari yi indee ci yenn buntu yi maanaam da ngay gis ne dafay soxla lool buntu bi ngir ne énergie bi nga xamante ne moom la nit ki di soxla ngir mën a defaru moom ci boppam ngir mën a sellal boppam ngir gi gën di mën di nekk ku kawe xam ngeen ni léeg-léeg nit ki di remarquer ne am na yu baax yu bari yu mu bëgg a def waaye da koy tëg am yu bon yu bari yu mu bëgg a bàyyi waaye daf koy tëg maanaam loolu boo xoolee muy am c'est parce que dafa am énergie spirituelle bu mu soxla ci xol bi énergie boobu nag la dul am pour mu mën alimenter yeneen partie yaram bi ngir mu mën a décoller maanaam mu mën a def li mu bëgg a def wala ba mu mën résister par rapport ak yu bon yi nga xam ne ñoom ñoo koy arrivé énergie boobu nag boo ko bëggee maam foog da nga koy sol comme li xadisu dinañ ko gis incha allah yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu waxee ne borom bi subhaanahu wa taala nee na maanaam bi muy wax mooy xadisul wilaaya bi muy wax ci naan ku ma noonoo sama waliyu man aadaali wala faqad aadantuhu bil harbi ku ma noonoo sama benn waliyu man déclaré naa ko guerre mais fi muy waxee ne nit ki du ma sàkkoo jege maanaam nit ki du ma sàkkoo jege ñu lu gën ko farata yi ma ko wax maanaam bu ma bëggee jege man yàlla maanaam yàlla moo wax sama jaam bu ma bëggee jege d'abord li ma wax ne nan farata la moom na ci attelé wu maanaam na nekk ci loolu ba pare su nekkee ci loolu ba pare man ci maanaam loolu mooy li gën ci ni mën a def ba jege ma léegi mu des di sama jaam bi nag du deñ di ma sàkkoo jegeñ lu ci ay naafila kon maanaam yeneen jëf yu baax yi ba nag mu bëgg ko su ma ko bëggee nag maay nekk dégg-dégg bi muy déggee maay nekk gis-gis bi muy gisee maay nekk loxo bi muy laale maay nekk tànk bi muy doxe su ma ñaanee ma jox ko su waxee ma musal ko te amul benn mbir bu may hésiter di def maanaam muy wax rek que ni comme quoi ñooñu jaam yooyu nga xam ne da leen a sopp ni ñu mel mu nekk amul benn mbir bu may hésiter di def que muy jël bakkanu sama jaam boo xamante ne daf maa gëm maanaam mooy jaam boobu jege ko nga xamante ne bugguma lu ko gaañ maanaam nga gis kon muy lee maanaam ñu gis ne kon jegeñ yàlla dëgg mi ngi amee ginnaaw bu ñu defee farata yi ba pare maanaam naafile yi nag léegi maanaam kon naafile yi ginnaaw farata yi ku la ko gën a fonk gën li ci attelé wu ba pare ginnaaw gi mu daal di attelé wu ci naafile yi kookoo lay gën a jege yàlla mbir mi moom bu la ci kenn nax yeneen yi ci des yëpp ay théorie gis nga am na mbir yoo xamante ne
ñu bari dañ ci jéem a di ci muusu maanaam dañuy jéem a muusu waaye yàlla ay mbirum kenn du ci muusu maanaam di wane ni sa intelligence dafa kawe et que yow da ngaa important loolu muusu googu taxut affaire yëpp dox yàlla ki koy gën a jege mooy ki ko gën a fonkal li mu bëgg gën koo soril li mu tere yenent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ni sayyidna abu hurayra radiyallahu anhu ittaqil maharim takun a'bada nas soril teetal li nga xamante ne mooy yu xaraam yi nga daal di nekk ci gën a jaamu yàlla ci biir nit ñi maanaam toog di def lu la neex nekk ci li la neex ba pare am kilo jàpp ne yaa gën a jege yàlla nit ñi loolu dëgg-dëgg kooku ak muusu la maanaam ak wayadi la kooku di jéem a muusu la ak xeetu wayadi la moo tax ginnaaw ba nag loolu moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhaanahu wa taala lim ko njëkk a digal mooy dañu ko iqra xam nga saar boobu moo njëkk a wax jàngal maanaam dajaleel xeetu xam-xam yi nga téye ko beneen ordre bi mooy wasjud waqtarib te sax loolu ñëwul avant parce que loolu après la wàcc mooy sujjóotal te nga sàkkoo jegeñ yàlla comme quoi ci ay sujjóot yu bari ci ngay sàkkoo jegeñ yàlla comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee saxaaba bi radiyallahu anhu bi mu ne ko damaa bëgg lan la nga bëgg mu ne ko loo bëgg mu ne ko uridu murafaqataka fil janna li ma bëgg mooy dëkkaale ak yow àjjana man loolu rek laa bëgg mu ne ko awa ghayra zalika parce que da ko laaj da ko doon sotti mu jàpp mu ne ko nag wax ma nag léegi loo bëgg ma garanti la ko mu ne ko dama bëgg rek dëkkaale ak yow àjjana loolu rek laa bëgg fekk dane boo xaaral dem ci soxna si pour ne ko yenent bi daal sallallahu alayhi wasallam nee na mu wax lu ma bëgg soxna si ne ko soxna si waxu ko ne ko na sunu affaire baax dañ am million na affaire déedéet dañ ko noonu nañ dëkkaale ak moom àjjana mu ne ko la ma bëgg àjjana dëkkaale ak yow àjjana mu ñëw ne yenent bi sallallahu alayhi wasallam bon ñun liñ bëgg li ma bëgg man mooy dëkkaale ak yow àjjana parce que comme ku nekk ak soxnaam ñooy nekk biir àjjana ñooy dëkkandoo soxna si loolu la ko xelal mu ne ko dëkkaale àjjana mu ne ko awa ghayra zalik est-ce que am nga leneen loo mu mën a wax mu ne ko déedéet huwa loolu laa bëgg mu ne kon nag a'inni ala kasrati sujud yow tamit jàppalee ma ci di bëri looy sujud maanaam mooy bëri looy julli tamit di bëri ay naafila jàppale ma yow tamit ci loolu maanaam nga gis kon loolu ni mu nekkee yoon woo xamante ne day tax nit ki jegeñ boroomam subhaanahu wa taala boroom bi subhaanahu wa taala bi mu waxee yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee jóge ci xaaru Hira ak fatxu yi mu ci am yépp ak lépp nga xamante ne jaxasoo Seydina Jibril ak moom alayhi salaam nga xamante ne principe bu maanaam originel wu alquran maanaam début bi muy le kàddu borom bi subhaanahu wa taala moom la doon symboliser noonu ñu jaxasoo ñu mu bokk ko yooyu yëpp bi ñu paree ndax xam nga Seydina Jibril alayhi salaam dafa seey ci géej yu yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xadara malaaka yi moo tax moom la yàlla yabal pour mu ñëwaat ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir géeju yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne mooy jëmmi alquran mu révélé waat ko mu jox ko ci zahir bi mu jaxasooyee sa téyeku noonu sama ba gis xoolal li mu ko njëkk a waxaat yaa ayyuhal muzammil lu mu ko wax qumil layla guddi gi dee ci taxaw di ci naafila di ci maanaam na nga jël partie ci sa jaamu yàlla ci guddi gi bul nelaw lépp nisfahu genn wàllu gi aw inqus minhu qalilan wala nga wàññi ci lu néew aw zid alayhi wala nga yokk ci maanaam mooy ne guddi gi bul bàyyi ju guddi gi yëpp nga di comme yeneen ci li mu doon def rek
saa salaam benn ceer bi maam da daan xaaj guddi gi ñetti ceer benn ceer bi ci la daan naafila mais naka noonu tamit l'islam bi maanaam sharia bi ci buntu sharia ak ci buntu xaqiqa yépp duñu la digal mukk ne la guddi gi yépp nga taxaw di ko julli loolu duñu la ko digal parce que dafa am yeneeni mbir yoo xam ne tamit bëccëg gi tam da nga ko war a def parce que boo nelawee guddi gi yépp moom du te Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doonu ko def tamit moo tax mu ne inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adnaa min sulusayil layli moo tax loolu ca gannaaw la wàcc yàlla xam na ne yow di nga taxaw lu gën a néew 2/3 guddi min sulusayil layli wa nisfahu leneen sax nga taxaw genn wàllu guddi gi wa sulusahu wala ceer bi wa ta'ifatun min alladhina ma'ak ak kuréel ci ñi nga xam ne ñooy ànd ak yow kon ñu gis ne partie maanaam naafila guddi gi yépp loolu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam defu ko saxaaba yi radiyallahu anhum tamit duñ ko woon def luñ doon def maanaam du ñàkk nag léeg-léeg kenn ci ñoom maanaam def ko benn yoon wala ñaari yoon mais du nekk loo xamante ne seen habitude la ñuy def loolu déedéet waaye tamit nit ki di jëlal boppam habitude di jaamu yàlla ci guddi gi même bu dee benn partie la rawatina ñun léegi nga xamante ne suñu programme yi ni muy demee mooy ne ceer bi nga xamante ne mooy bi gën ci ñu jaamu ko daf ñuy fekk ñuy xoole dañuy fekk ñuy xoolal tey nii 22h15 ceer boobu day daal di dugg même pas ce qui veut dire que ñun bu ñu demee mën nanoo julli suñuy julli doo nga dem tëri juróom-ñetti rakka daal di safa witar yomb na yàlla daal di tëri guddi gi li ci des yépp yaa ko moom maanaam mais maanaam ñu loolu dañ ko war a tàmmal suñu bopp daa war a nekk loo xam dañ ko war a tàmmal suñu bopp mais waruñu yem ci loolu mais nag loolu parce que borom bi subhaanahu wa taala jaamu yàlla guddi gi mu ëpp doole ci moom comme ni ñu ko gisee inna naashi'atal layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qiila voilà waxtu guddi googu moo gën waxtu guddi googu la borom bi subhaanahu wa taala di wàcc ba ci asamaan bu njëkk bi kan moo may laaj ma may ko kan mooy jéggalu ma jox ko kan mooy ñaan ma may ko mooy te loolu mooy bu ceer bi déparé rek bu ceer bi demee rek ëcc loolu day daal di xew ak ngëneel gi nga xam ne moo nekk sax boo mënul bu mënoo ndax léeg-léeg doo mën léeg-léeg it maanaam def ko habitude du yomb mais bu ma mënul lépp du ma bàyyi lépp tamit bu ma amee lu ma mën dama koy def moo gën ma bàyyi lépp moo tax boroom xam-xam yi di wax ne rahmatullahi alayhim su ma mënul taxaw julli comme maanaam ni ñu koy defee noonu sax ma def ñaar rakka daal di safa witar waaw su ma mënul loolu sax ma jublu ci xibla bi bokk toog jublu xibla si kar tudd yàlla ñaan wala ma julli toog ndax loolu tamit possibilité la gisoon nañ ko maanaam moom mooy ne obligé loo nga taxaw julli mën nga toog julli ne sees toog julli ñaari rakka xanaa même bul taxaw toogal boo mënul loolu toogal seytaane nag daf naan la lii moo gën la lay seytaane ne la te loolu daf koy wax parfois sax ci làmminu ñu naw ne la yàlla soxlawul ngay ñëw di julli noonu moom xam nga ban la soxla nga tëdd ba nelaw ba fa nelaw ya neexe nga daal di yeewu di ko jullil boobu la yàlla soxla loolu du dëgg naam boobu moo gën mooy tahajjud mais du loolu rek moo baax na nga taxaw rek ci guddi gi bu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam alquran bi mu koy wàcce di ko wax yaa ayyuhal muzammil qumil layla rek la ko wax taxawalal guddi gi kon nga taxaw ci beneen bi ci des moom mooy ne
su fekkente ne manoo mais ñëpp mënuñu nelaw teel a nelaw mënuñu ko parce que dañoo am yeneen yitte yuy tax ba duñu mën a teel a nelaw comme mënuñoo teel a nelaw waaw ay la yéwén bu leen xañ ñu naafi la balaa ñoo tëdd parce que buñ teelul nelaw mënuñoo tëddaat ba paree jugaat naafi la waat bëgg a tëddaat bu fekkente ne heure julli yooyu da leen di fekk ñuy xoole heure bi gën ci ñu julli ko da leen di fekk ñuy xoole lu tax nga leen di wax ne leen il faut nga nelaw beneen bi ci des moom mooy soo mënul loolu boo jullee gee ba pare ak heure bi nga koy jullee lu mu teel ci heure bi munoo loolu munoo xaar moment boobu nga julli sa julli parce que foofu la xiyaamu lay di tàmbale boo munul fukki rakka ak benn wala fukki rakka ak ñett yi comme ni ko yent bi doon defee sallallahu alayhi wasallam mais nga def ñaari rakka witar defal li nga mën mais bul bàyyi lépp parce que loolu ndànk-ndànk boobu la picc di tabaxee tàggam te soo mënul loolu ñaari rakkaa yooyu bu mettee nga toog def ko danga am genn wàllu payu ku taxawoon def ko danga am genn wàllu payu ku taxawoon def ko ba sax gis nañ ni hadis bi nee na ki tëdd def ko sax dana am tiyaabay genn wàllu ki toog def ko defal ak lu mënti nekk yow defal selon say moyens defal mais bul bàyyi soo mënul loolu sax bu demee ba loolu sax metti nga xoolal toog rek jublu kaaba gi parce que loolu tam jaamu yàlla la fas ci yéene ni jamono jii dama koo def pour mën a jaamu yàlla ci guddi gi heure bi jeex heure bu mu mën a doon ci guddi gi au moins maanaam moo manul ba manoo maanaam mooy daal yàlla wutal na la buntu yépp ubbil na la buntu yépp pour boppam nga déeyaale ak moom waaye bul bàyyi lépp doo def dara loolu baaxul ngir ne déeyaale yi soppe yi ci jamono jooju la te comme li waxoon nañ ko moom Hasan al Basri rahimahullah waxoon na ko radiyallahu anhu mu ne yàlla bu la xañee ngay déeyaaleeg moom ci guddi gi maanaam xañ na la bànneex bi nekk ci ngay déeyaaleeg moom ci guddi gi loolu su la ko yàlla xañee soxla wutul mu mbugal la beneen xeetu mbugal boobu rek doy na soxlawul mu lay tegaat beneen mbugal léegi nag mu des bëccëg gi gis nga julli yi ñu gis xeetu naafila yi ñu gis ci bëccëg gi sunanu rawaati bi maanaam yi gën a néew yi ñaar rakka laata tisbaar ñaar rakka ginnaaw tisbaar maanaam boo mënul ñeent yi ñaari rakka ginnaaw timis ak ñaari rakka ginnaaw gee ak ñaari rakkay fajar bien sûr ak witar ngay sàmmonte ak yooyu yeneen bi sallallahu alayhi wasallam di bi mu ne fukk ak ñaari maanaam boobaa ñaari rakka ñeenti rakka yi lay doon ginnaaw takku ginnaaw maanaam laataa tisbaar ku saxoo lii yenent bi sallallahu alayhi wasallam garanti na la kër gu ñu tabax biir àjjana bu dul dara du dara day tax ngay gën a jege sa borom subhaanahu wa taala maanaam comme ni mu wax ne di ñuy xamee ne wilaaya noonu lay ñëwee am na nag ñoo xam ne yàlla defal na leen wilaaya sans ñu def effort jàpp ne baax na c'est bon maanaam xattaa boo bokkee ci ñooñu sax ndax dooro yenent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gisee ci buntu bi bu mu ne afala akunu abdan shakura lu ma teree doon waay jaam boo xamante ne gërëmaa kon lay doon muy gërëm di sant yàlla te nga xam ne jaamu yàlla bi yàlla gën a bëgg moom mooy julli amul bu ko ëpp doole nga xamante ne day yelloo
ci képp koo xamante ne dafa bëgg dem ci boroomam subhaanahu wa taala mu am ci wird waaye bu mu def rek bàyyi lépp noonu rek bàyyi lépp noonu rek bàyyi lépp noonu diidit loolu du yoonu nit ñu baax ni ñu njëkk ñi du yoonu nitu yàlla yu sell yi ak boroom xam-xam yu màgg yi radiyallahu anhum te it nit ki bu ñu xoolee yenent bi sallallahu alayhi wasallam alxuraan bi muy wàccee ci moom yaa ayyuhal muzammil moom la njëkk wàccee ci moom yaa ayyuhal mudassir ndax yaa ayyuhal muzammil ci la ko waxee nan lay defaroo bëgg ba perfection bi maanaam mat gi mu yegg ci sommité bi te lim ko digal mooy qumil layla suratul isra lam ko wax tamit wa minal layli fatahajjat bihi naafilatan lak te loolu ci la ko diggee maqaamul mahmud asa an yab'athaka rabbuka maqaaman mahmuda ci naafila kooku la ci guddi gi ci mu wàcce doog a wàcce ci moom yaa ayyuhal mudassir fi mu ko doon waxee lan kum fa antir jógal nag léegi nga waaraate nga xuppaate nga defar nit ñi comme ne defaru googu noonu bala moo mën a mat ci nit ki fokk loolu am ca imaam al Buxaari alayhi rahmatu wa ridwaanul baari kon téere bi daf koo indi nose ko leeral na ci daanaka xeetu naafila yii benn partie moo ci des moom la ñuy gis ci bunt boobu ci wàllu naafila yi mooy julli yi ñu war a ngëneel gi nekk ci jumaay Màkka ak jumaay Madina dana ca boole tamit masjidul Aqsa parce que ay bërëb lañu yoo xam ne danoo spécial bokkuñu ak yeneen bërëb ci àdduna bi amul àdduna bi benn bërëb bu jege ngëneel Màkka ak Madina amul bërëb bu jege masjidul Aqsa ginnaaw Màkka ak Madina amul rawatina jumaa yooyu noonu yooyu ñooy place yi yeneen yi alayhim salaatu wassalaam te ñoom ñoo gën ñépp seeni bërëb a gën bërëb yépp comme ni nga xam ne dinañ ko gis insha allahu taala ci buntu biir ñëw wallahu taala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Du coup, la première question, j'ai pas très bien compris en fait ce qu'on appelle Sunna Rawati. Ça peut être uniquement pour les prières. Ça peut pas être. Ça concerne que les prières, ce qu'on appelle Sunna Rawati. Sunanu Rawatib waaw waxoon nañu ne comme Sunanu Rawatib moom mooy bépp xeetu naafila boo xamante ne du fat maanaam benn xeetu naafila jaamu yàlla la goo xamante ne du farata mais dafay am lu muy remplir mooy ne day am circonstance yu koy waral wala mu topp ak julli daa war a topp ay julli moo tax par exemple yi nga xamante ne dañuy topp ak julli loolu moom la jumhur wax Hanafi yi Maliki ak Hanafi rahmatullah alayhi ñoom julli maanaam comme par exemple ñaari rakka avant tisbaar wala ñeenti rakka avant tisbaar ak ñaari rakka ginnaaw tisbaar boo dul julli tisbaar boo narta julli tisbaar doo ko mën a def maanaam sunna googu doo ko mën a def ñaari rakka ginnaaw gee wala ñaari rakka ginnaaw timis soo narta julli yooyu doo ko def moo tax dañuy topp julli gi ci ñoom nag sunanu rawaatib bi ci julli rek lañ amul ci leneen alors que Shafi'i rahmatullah alayhi ñoom dañ koo définir comme étant non seulement day topp julli yi wala mu nekk loo xam ne day ne ànd ak circonstance yu précise moo tax ñoom du rek ci julli la maanaam déjà ci julli du rek lii nii mais comme ñoom par exemple
ñoom dañuy boole sunanu rawaati bi dañ ciy boole comme par exemple julli eet ngir ne ci circonstance bu précis lañ ko def mooy julli yi ñuy julli Tabaski Korite wala julli yor-yor ngir ne dafa am ci jamono bu précis boo xamante ne ci lañ ko yoonal mu nekk sunna naka noonu ñoom dañ ciy boole maanaam yamul ci julli kese tey bu ñu jëlee exemple koor par exemple dañ ciy boole comme wala dañ ciy boole comme ñaari juróom benn fan yi ñuy woor ci Shawwal maanaam ci weeru kori parce que dañ ne parce que loolu lan la ku wóorul Ramadan maanaam weeru koor bu fekkente ne wóoroo ko moom juróom benn yi Shawwal yi moom wax yow bokkoo ci ñi ñuy waxal maanaam liñ ci nam mooy bokk ki ko wóorul te amul ngànt sinon ki am ngànt après day fay mais mën na woor juróom benn yu Shawwal comme par exemple saraxe azaka bi farata la mais par exemple saraxe muuru koor bi par exemple ñoom dañ ko ci daal di dugal ngir ne dañ koo teg ci circonstance yu précise maanaam yooyu noonu moom mooy maanaam moom ñoom da leen di day concerner leneen lu bokkut ak julli kese ci seen mazhab loolu nag maanaam ñëpp jàpp nañ ni yii ci des yëpp amul kenn ku ci jàpp ne yooyu ay farata lañ ñoom ñëpp dañoo jàpp ne ay lan lañ ay sunna lañ kon foofu rek la différence bi nekkee wallahu taala alam. Donc là pour la sunna rawati, Imam al-Bukhari lui, enfin il dit que c'est égal à tawa. Non déedéet Imam Bukhari waxul lool de voilà non parce que dafa jàpp ne sunanu rawaati bi pour Imam al-Bukhari moom égal à tatawwu non dafa am tatawwu moom daf ko tuddee lépp luy naafila loolu la tuddee tatawwu maanaam Imam Bukhari lépp luy naafila loolu la tuddee tatawwu comme ni mu nekkee waxul li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah différence bi nag waxoon nañ ko ci ne fuqaha maliki yi ñoom ñoo am yenn différence yi bon plus ñoom quoi mais sinon ñeneen ñi ci des rawatina Shafi'i yi ñoom amuñu benn différence buñ ci teg mais que sunanu rawaati bi dañoo gën a feddaliku wax naa la définition wu sunanu rawaati bi lan la muy julli boo xamante ne day topp ci beneen mbir moo xamante ne loolu farata la mais moom sunna la et que sunna boobu li tax ñu spécifique par rapport ak yeneen sunna yi mooy ne yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daf leen a saxoo woon da leen daan def tout le temps ñeenti rakka laataa tisbaar ñaari rakka ginnaaw tisbaar ñaari rakka ginnaaw timis ñaari rakka ginnaaw gee ak ñaari rakkaay fajar yi daanu leen bàyyi xanaa mu tukki wala boog léeg-léeg ci yenn circonstances yi mu tëbal leen waaye yi nga xamante ne moom mësuleen a baax moo xam tukki ne moo xam tukkiwul mooy ñaar rakkaay fajar yi ak julli witar yooyu moom mësuleen a baax sinon sunanu rawaati bi bokkul maanaam xeetu naafila la mais du ne dañ naan sunanu rawaati bi moom mooy tatawwu déedéet maanaam imaamul Buxaari rahimahullah dafa jàpp ne comme ni jumhur wax rahmatullah ne naafila sunna lañ ak maanaam tatawwu lañ maanaam mooy coobarewu maanaam ay synonyme lañ baat yooyu ay synonyme lañ ak mustahab lu ñu sopp ak mandub mooy lu ñu sopp rek ak fadila mooy lu am gëneel loo xamante ne loolu surplus la surérogatoire surplus préférable ak naafila mooy voilà lu surérogatoire maanaam yooyu ay synonyme lañ pour ñoom. Donc ça veut dire que sunna rawati c'est tatawwu. Ça fait partie voilà. Mais c'est inclus dans les... Voilà dafa bokk ci tatawwu voilà. Okay. Et pour les malikites, donc eux ils ont tout leur sunna. Par contre pour eux tout ce qui est avant et après les prières c'est des sunna rawati sauf Fajr c'est Rariba. Non ñoom
plus ñoom rawaati bi ñoom expression boobu plus ñoom duñ koy faral di utiliser maanaam ñoom du ñuy faral di utiliser sunanu rawaati bi ñeneen ñi suñuy wax sunanu rawaati bi ñoom dinañ comprendre li ñuy wax mais sauf que ñoom duñ koy faral di utiliser expression la boo xamante ne fuqaha maliki rahmatullah ñoom parce que dañuy bañ nit ki jàpp ne dafa am lu obligatoire maanaam dafa dañ koy bañ ñu boole ko moo tax dañ naan ñun li ñu bëgg mooy ne nit ki daal mu topp julli yi nga xam ne ay julli farata lañ balaa ba mu des maanaam ba mu des ginnaaw tàkkusaan ak avant timis yooyu nga xam ne dañuy tere ku ci julli ak ginnaaw fajar ginnaaw suba gi maanaam daal benn bu ci nekk nga def ci ñaari rakka balaa ngay julli ginnaaw gi tam nga def yeneen ñaari rakka ginnaaw julli gi maanaam loolu mooy li gën a néew li ñu sopp léegi nag suñ demee ba mu jeex maanaam bu jeexee tamit julli gi bu jeexee tamit nga defaat yeneen ñaari rakka maanaam avant ngay julli nga def ñaari rakka après boo jullee par tam nga def ñaari rakka léegi mu daal di des ne ñeenti rakka moo ñu gën la maanaam ñoom noonu la ñuy gisee mbir mi voilà et que ñoom yooyu place yooyu loolu lañ fay wax mais ñoom dañ ni mustahab lu ñu sopp la voilà wallahu taala. Donc après pour la prière de istikhar, parce qu'on a dit, pour la prière de consultation, istikhara. Parce qu'on a dit qu'un des prérequis, c'était de... Ça veut dire un des prérequis, donc avant de le faire, on doit demander à une personne qui a la connaissance sur le domaine. Ah bon non maanaam istikhara quoi maanaam mooy laaj conseil la rek mooy consulter waxtaan ak keneen loolu la rek maanaam mooy tey. Mais ça c'est une condition. Du condition de déedéet du condition. déedéet du condition de dañoo sopp kese fi amul lenn loo xamante ne condition la ci condition julli gi moom mooy nga am loo bëgg jeex na nga am loo xamante ne yaa ngi koy xalaat daal mais lii daal bëgg naa koo def ndax naa ci dugg bu ma ci dugg te loolu noonu condition bi mooy tam mu bañ a nekk lu xaraam parce que lu xaraam jarul laaj yàlla ndax naa ko defum déet wala mu bañ a nekk farata ndax farata tamit jarul laaj yàlla ndax naa ko defum déet mu bañ a nekk tamit loo xamante ne ak mbaaxam dañ koo xam ndax loolu jarta laaj yàlla ndax naa ko defum déet day nekk rek ci loo xamante ne maanaam wala ba mu nekk loo xam ne dañ koo sib loolu jarta laaj yàlla waa lii day sib nañ ko naa c'est vrai que xaraamul mais tere yeneen bi de tere na ko sallallahu alayhi wasallam yàlla ndax naa ko defum déet déedéet maanaam yow li ngay def rek liñ lay laaj mooy yi nga xamante ne ci biir yi ngëneel yi voilà yi nga xamante ne yu ñu sopp la yu ñu digle lañ wala ngëneel lañ wala boog yi nga xam ne dañoo daggan kese ban nga ci tànn ci jamono jii nga ne ban moo ci gën ci yow maanaam ci circonstances yooyu lañ koy defee maa ngi bëgg a jënd oto ndax oto bi baax na pour man jamono jii ma ne nangam ainsi de suite ma daal di julli ñaar rakaa ñaan yàlla mu wan ma lan moo gën mu tànnal ma li gën bu fekkee lii moo gën ci man mu defal ma ko su gënul ci man tamit mu soril ma ko ma sori ko tamit te mu indil ma lu gën ak loolu lu mën a doon te mu def tamit loolu man maanaam mu convenir ma gërëm maanaam ma kontaan ci loolu mooy salaatu istixaara maanaam boo daan la listixaar mbir mi nañ ko listixaar loolu rek la lay tekkiwul leneen lii wolof yi di wax yooyu noonu tuddul listixaar noonu ñoom nañ ko wutal ko weneen tur Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii la wax waaw. Et dans cette prière de consultation, est-ce que qu'est-ce qui est le plus sunna entre le dire la doua dans le sujoud ou après la salutation finale? Non, après la salutation finale lañ koy wax c'est vrai masal la buñ gisul mais am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu ne ñaan gi ci sujoud gi lañ koy def wala gis nañ ko gisuñu ko ñu ne ci sujoud gi lañ koy def mais li jamaahirul ulama jumhurul ulama li ñu wax rahmatullah alayhim
mooy ne ginnaaw bu ñu sëlmalee lañ koy def ndax yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne na julli ñaari rakka fal yarka rakkaatay ni summal yaqul topp na wax loolu li muy tekki mooy dafay julli ñaari rakka yi ba pare parce que fekk maanaam yaa ngi si biir sujjóot bi kay ñaari rakka yi pareegul loolu la ñuy def wallahu taala. Après, l'autre question, c'est pour savoir, dans le witr du prophète, en voyage, est-ce que c'était un raka ou 3 raka? Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu daan jullee mooy ñaari rakka lay def sëlmal julli def benn rakka maanaam witar en réalité lu ci ëpp Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam benn rakka la ko daan witare maanaam ñaari rakka yi mooy bu naafila ba pare maanaam buy naafila mën na nekk ci kaw war waayam mais su paree maanaam day witar te bu daan naafila tamit ci guddi gi lu ci ëpp bu dee julli bu dee ci tukki la daf daan wàcc julli kon bu boobaa maanaam munuñu ne ñaar la wala ñett la en réalité parce que day julli en fait xoolal Sayyidat Aïcha radiyallahu anha bu naan Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafay julli ñeenti rakka topp mu ñeenti rakka topp ñetti rakka maanaam ñetti rakka yooyu maanaam mooy day julli ñaar sëlmal après mu julli benn rakka te loolu noonu Yonent bi sallallahu alayhi wasallam buy naafila guddi nii la ko daan defe ci weeru koor wala lu dul weeru koor mi ngi fi wala dafa tukki su tukkee nag léeg-léeg mën na bañ a naafila bi wala su feebaree voilà wala mu toog comme niñ ko gisee mais witar bi benn rakka la ko daan def loolu mooy liñ toxal ci moom sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam. Donc en voyage, enfin, la conclusion c'est qu'en voyage, il faisait parfois les 2 rakas. Il faisait parfois 3, parfois 1. C'est quoi la réponse? Non, Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daanul jóg di witar te deful ñaari rakka avant witar maanaam ñëw rek taxaw rek dóor benn rakka kese dem yoonam loolu doonu ko woon def maanaam loolu sax moo tax expression bi siiw shafa ak witar maanaam shafa ak witar maanaam mooy ñaari rakka mooy shafa pair ak witar et impair maanaam ñaar ak benn loolu tax expression boobu siiw. Ok, parce que c'est parce que comme par exemple à la Mecque, à Muzdalifa, on fait pas le 2 raka shafa. On fait directement le witr. Alors je pensais que ça c'était le sunna en voyage en fait. Witar mën nga ko def benn comme mën nga ko def ñett comme mën nga ko def juróom maanaam mooy li ñu doon wax Yonent bi nag sallallahu alayhi wasallam li ñu toxal ci moom mooy ñaar la daan def doo ko def benn doonuñ xamuñu lu ñu ko mu def benn kese rakka loolu xamuluñ ko sallallahu alayhi wasallam wallahu a'lam. Et pour ceux qui peuvent remplacer les 360 non, la sadaqa pour les 360 articulations, donc on a dit plusieurs choses qui pouvaient le remplacer. Astaghfirullah, ça fait aussi partie des même 360 astaghfirullah. Peut-être, sûrement. Mais lii daal hadis bi lii la wax subhanallah alhamdulillah ak allahu akbar ak laa ilaha illallah te ñuy wax baaqiyaat te loolu lañ tuddee baaqiyaatu saalihaat yi hadis bi comme loolu la wax maanaam li gën mooy bañ a topp maanaam loolu tamit beneen mbir la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la ci buntu xam-xam maanaam mooy waru nit di nekk tamit di luñutu ay mbir yoo xamante ne dañuy sonal te njariñ gi daanaka maanaam bu amee dafa jege zéro maanaam mooy lan mooy xam nañ ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii la wax préciser nañu lan la nañ contenté wu exactement ci loolu te bañ di sonal suñu bopp ci ay réflexion yu bari yu compliqué yoo xamante ne peut-être que du ñu amal njariñ maanaam loolu tamit beneen mbir la boo xam ne bu mat a bàyyi xel la parce que sinon seytaane souvent foofu lay jaaree nit ñi sikki sàkkaloo leen jax-jaxal leen indi leen fi maanaam yoo xamante ne en réalité mënoon naa ñàkk maanaam mënoon naa ñàkk Yonent bi saa sam ne nañ def subhanallah wala boog alhamdulilah mu ne subhanallah boo wax bu ne day sarax la alhamdulilah boo wax bu ne sarax la allahu akbar boo wax bu ne sarax la laa ilaaha illallaah boo wax bu ne sarax la te comme 360 après maanaam mooy articulation yi nga xam ne moom nga am ci sa yaram
yooyu yëpp benn bu ci nekk war nga koo saraxeel bis bu jot mu ne la boo ci def sarax la léegi ñaar rakka yoo xam ne ci waxtu yoor mooy bu jant bi jógee ba nga mën a naafila ba balaa jant bi di jeng balaa tisbaar di jot ñaar rakka yoo def ci diggante boobu saraxeel na la sa yaram bi yëpp vraiment jox na la solution bi yëpp maanaam aussi lu mat a bàyyi xel la maanaam du jar aussi ñuy wutaat yeneen i complication maanaam yent bi saa saam nii la ko jàngalee te loolu dañ ko war a am dañoo war a am habitude boobu déjà ci lépp nag maanaam ci mbir yëpp dañu war a am habitude boobu maanaam di bañ tout le temps di luñutu loo xamante ne maanaam njariñ gi soit amul wala day jege zéro wala boog ci ay spéculation lay faral di tegu loolu dañ koy wax parce que dafa bëri ñoo xamante ne maanaam dañuy am habitude yooyu noonu maanaam dañuy am habitude du loo xamante ne yent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko wala alquran wax na ko wala leneen maanaam ñu ciy jéem a wut interprétation yoo xamante ne maanaam finalement maanaam finalement problème lay gën a indi sax que loo xamante ne njariñ la te dérive yi li ci ëpp dérive yi boo leen seetloo fi muy faral di jóge ci yu mel noonu lay doon maanaam moom mooy alxuraan day wax dara wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale dara ñu wax ko wala borom xam-xam yi wax dara rahmatullah alayhi maanaam mbir mi leer ñuy jéggi di dem di wuti ji yeneen i complication di wuti ji yeneen explication di wuti ji yeneen yoo xamante ne maanaam day gën a lëndëmal mbir mi te bépp mbir boo xamante ne dafa génn sunna yonent bi sallallahu alayhi wasallam lu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale bépp mbir boo xamante ne yaa ngi ko ciy jéem a yokk wala nga ko ciy jéem a wàññi wala boog léeg-léeg nga koy jéem a soril maanaam di jéem a xool loo cay yokk ak loo cay wàññi danga koy yokk complication mais doo ko defar yàlla dafay mat yabal yenent bi sallallahu alayhi wasallam mu mat sëkk lépp loo xamante ne daf koy wax ja day mat maanaam loolu li tax ma fàttali ko li tax ma wax ko nii mooy justement parce que dañoo bëri maanaam lu point bu essentiel la heureusement que am naa occasion pour kii ko ndax léegi sama xel da ci génn maanaam point la bu essentiel ci nit kuy sàkku xam-xam nit ku topp yoonu yàlla ainsi de suite ñi nga xamante ne nag ñoom xëy na yooyu da leen di faral di neex parce que am na ñoo xamante ne tamit loolu da leen a neex ñooñu souvent c'est parce que seytaane moo leen di foowe voilà souvent seytaane moo leen di foowe comme li Seydina Abdullah ibn Umar waxoon radiyallahu anhu waa ji dafa ñëw ne ko ndax fóon xajaratul aswad bu may aj fóon xajaratul aswad ndax dañ ko war a def mu ne ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko defoon saxaaba yi radiyallahu anhum defoon nañ ko mu ne ko bu nit ñi buuxantee bu bari mu ne ko yenent bi def na ko maanaam saxaaba yi radiyallahu anhum def nañ ko mu ne ko mais su ma demee nga xam te ne bu may rek loo ba kii dañ may buux dañ may kii mu ne ko yenent bi sallallahu alayhi wasallam def na ko saxaaba yi radiyallahu anhum def nañ ko waaw bu ma demee nag ba yéeg ci mu ne ko ma ne boo demoon ba ca biddiw ba sax yenent bi sallallahu alayhi wasallam def na ko saxaaba yi maanaam léeg-léeg dañuy bëgg maanaam yeneen i développement yoo xam ne en réalité amul njariñ imam Malik rahimahullah la même chose dal na ko waa ji dafa ñëw ne ko imam man dama bëggoon fi yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci miiqaat bi foofu noonu au lieu ma fay Zul Xulayfa au lieu ma fay tàmbale ndax mën naa koo defee fii nii à partir de Medina fii ci jumaa yenent bi sallallahu alayhi wasallam daal di def sama maanaam sama ihram mu ne ko déedéet mu ne ko lu tax mu ne ko parce que damay bañ fitna dal la
damay bañ fitna dal la mu ne ko lu tax mu ne ko parce que yenent bi sallallahu alayhi wasallam deful loolu leen la def mais defal lim def voilà wallahu ta'ala a'lam. Donc l'autre question c'était pour les nafilas dans la mosquée. Donc ce qu'on a dit c'est que les Hanafi, eux c'était bon, enfin ils étaient ok et que les autres mazhab ils étaient non ok. Donc comprendre La prière dans la mosquée. waaw pour nafila. Nafila dans la mosquée en groupe. En groupe d'accord. Ouais. Donc c'est les Hanafi qui sont ok. Voilà. Et les autres mazhab qui ne sont pas favorables. Voilà. Du coup, ma question c'est pour les autres mazhab, pour tout ce qui concerne par exemple prière d'un décès, l'Aïd, etc., quand on les fait dans les mosquées. Non, loolu je pense que bi ma koy wax préciser naa ko dama ne dafa am yoo xamante ne c'est clair que dañ koy def ci jàkka et que buntu yooyu gisoon nañ leen parce que amoon nañu ay téere yoo xamante ne dañ leen a beroon pour loolu comme kitaabul Aydayni amoon na kitaabul Xawfi amoon na kitaabul Istisqa amoon na ainsi de suite mooy julli yooyu nga xamante ne ak julli tarawih nga xamante ne ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne dañ ko def ci jàkka ba mu des wuute bien sûr yi nga xamante ne am na par exemple ci salaatul kusuuf ci salaatul plutôt xusuuf bu ñu jàppee weer wi ndax dinañ ko def ci jàkka wala déet gisoon nañ ni fuqaha maliki ak xanafi rahmatullah ñoom d'accorduñ ci par exemple gisoon nañ tamit ne jullik istisqa comme ni nga xamante ne noonu la ko xanafi yi gisee rahmatullah maanaam différence yooyu à part divergence yooyu noonu yeneen maanaam yi nga xamante ne yooyu ñooy julli yi nga xam ne c'est clair que ni dañ koy def ci jàkka à part yooyu nag yii nga xamante ne moom la ñuy wax mooy naafila yi nga xamante ne mooy tey dañoo toog ni jékki-jékki ne julli jotut amul dara lu xew dañoo bëggoon a naafila gars yi nañ dajaloo nañ taxaw ci jàkka ji et imaam taxawal ci kanam nañ naafila maanaam loolu la ñuy wax maanaam mooy naafila yi nga xamante ne dafay dugg ci bu doon fuqaha maliki rahmatullah dañ ko dugal ci buntu tatawwa wala boog mu bokk ci yi nga xamante ne ñoom la ñuy wax sunanu rawaati bi wala yu mel noonu yooyu la ñuy wax mais pas julli yi nga xamante ne maanaam yooyu c'est clair que ni dañ koy def julli mbooloo allahu taala alam. kii mu bëggoon rek nga fàttali ñu mooy pour bu ñuy xaaj guddi si kii bi nuñ koy xaajee en fait timis bi la wala gée diggante gée ak suba wala timis ak suba quoi après nan nañ koy xaajee quoi. voilà boroom xam-xam yëpp dañ dëppoo ci ne rahmatullah alayhim ne julli bu fekkente ne dafa am ñaari xaaj ci guddi gi boo bëgg ne dama ciy tànn benn pour naafila bi gën laa bëgg a xam dañ naan la xaaj bu mujj bi la maa ngi ñëw ci xaaj bi bu fekkente ne nit ki maanaam partie nag bi gën ci ñu julli ko mooy ceer bi ci digg bi ceer bi ci digg bi moom moo gën et que bi gën encore maanaam li gën te gën encore maanaam bu ñu ko xaajoon ci ceer ci ñetti xaaj mooy kon ceer bi ngay jël li gën te gën encore ci li ñuy naafila mooy bu ñu xaajee guddi gi juróom benn xaaj yu tolloo 4e xaaj bi ak 5e xaaj bi ñoom ñaar nga julli moment boobu moo gën nga naafila moment boobu moo gën après nga tëdd beneen 6e bi ci des c'est-à-dire que da ngay nelaw ba ceer bu njëkk bi jàll ngay nelaw ba ceer bu njëkk bi jàll ba nga yegg si sax ci diggu guddi gi maanaam ëpp na sax ceer bi ci diggu guddi gi ngay nelaw maanaam mooy bu ñu xaajee guddi gi ñaari xaaj yu tolloo ba benn xaaj bi yi lépp danga koy nelaw après nga jóg julli 4e xaaj bi ak 5e xaaj bi mu des 6e xaaj bi nga tëddaat nelaw ba fajar
nga yeewuwaat loolu mooy li gën léegi xaaj boobu ni ñu koy toppee mooy dañ koy xaaj ci guddi gi mi ngi dugg bu jant bi sowee mi ngi jeex bu fajar gi xare voilà heure timis ngay xool ak heure fajar nga def différence yi nga xaaj ko ñetti xaaj wala nga xaaj ko ñaari xaaj wala nga xaaj ko 6 xaaj selon li ñu wax ni maanaam loolu moom mooy xaaj yi et que day moo tax muxtaaru gee moom mooy bu ceer bi jàllee ci ñenn ñi comme Shafi'i ak mbooloo mu bari ci Maliki yi rahmatullah alayhi mais que ci Hanafi yi ak Hanabila yi rahmatullah alayhi moom mooy genn wàllu guddi gi la muxtaaru gee moo tax ñu koy waxee noonu foofu lay jeex wallahu ta'ala a'lam. beneen bi kii la quoi mooy julli bi dañ ni Seydina Jibril radiyallahu anhu moom alayhi salaam moom moo ko jàngal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lii dama bëggoon xam même est-ce que gestuelle maanaam kii ñuy def yi quoi mooy taxaw bi rukkoo bi yëkkati ko beeg yooyu tamit maanaam da ko jàngal mais bu dee loolu la avant mu ko koy jàngal julli nan lañu daan jullee quoi. bon après foofu borom xam-xam yi rahmatullah dañ ciy wax ñaar yëpp ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko doon def naturellement parce que tout simplement ci yoonu maam Ibrahima alayhi salaam xamoon nañ julli et que Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa nekkoon ci yoonu maam Ibrahima mooy alxanafiyatu samha boobu alxanafiyat boobu nga xamante ne moom la ñu wàcce woon moom la maam Ibrahima alayhi salaam bàyyi woon fii te waa Makka maanaam xamoon nañ ko. et que yeneen yi alayhi salaatu salaam avant daan nañ julli te nga gis ne borom bi subhaanahu wa taala mi ngi wax waa banu Israël naan mooy kii daf ne bi mu naan warka'u ma'a raaki'iin ay bi jeexee noonu naka la sax xam naa suñu bu nekkoon fàttali ma ko ala kulli haal maanaam nga gis ne ba pare mi ngi wax tamit naan sayyidat Maryam alayhi salaam naan ko yaa Maryam uqnutii li rabbiki wasjudii warka'i ma'a raaki'iin maanaam nga gis ne kon loolu xam ne sayyidat Maryam xamoon na ko alayhi salaam maanaam ñu naan kon na ngay jullee nii maanaam xamoon nañ ni kon ñoom noonu lañ daan jullee dañuy wax sax ne même xattaa yahuud yi noonu lañ doon jullee ba bi lislaam ñëwee ci lañ bàyyi boobu xeetu julli maanaam ngir bañ giñ bañ maanaam wuute biñ bëgg di wuute jullit ñi kon dañuy xam ne kon Hanafi samha boobu maanaam ñoom dañ ko daan defee noonu moo tax Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom kon xame woon na ko noonu beneen bi ci des tamit mooy ne amal na Seydina Jibril alayhi salaam maanaam moo wàcce waale tamit maanaam bi mu koy wax naan ko jugal nga julli nangam nangam te nañ xam ne comme ni Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne Seydina Jibril da doon wàcce alquran comme ni mu doon wàccee da doon wàcce sunna comme ni mu doon wàccee alquran maanaam ci kaw loolu kon moom ci boppam moo ko wax ne kon nii la ñuy def boobaa mu xam ne nii lañ koy defee beneen bi ci des tamit te mooy beneen possibilité bi mooy ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam daf ko xamoon naka jekk da ko xamoon te loolu du lu tumurànke ngir ne Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aaya alquran yi di wàcc yépp moom bu déggee kàddu gi day daal di xam automatiquement nan la ñuy defee mbir mi ak ci nan lañ koy doxale te comme que wax na ne umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum masalan dañ ma digal ma sujjóot ci juróom-ñaari yax am borom moo ko digal subhaanahu wa ta'aala loolu mën na nekk ne Seydina Jibril alayhi salaam moo ko jàngal mais mën na nekk ne daf koo xam justement parce que borom bi subhaanahu wa ta'aala moo ko ubbee xam-xam boobu te loolu du nekk loo xamante ne lu tumuraanke la ci moom sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'aala a'lam. yeneen ñaari kii ba ngay tontu kii. d'accord kon jeex na wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.